ça il faut le dire Ndiaga tey daal li leer mooy Farba danañu ko génnee ca cellule am fële ca pavillon spécial yóbbu ko auditionné ko ca kanamu commission ad hoc bi. gis nga na fi affaire Farba lépp politique la. ça tout leer. ca tàmbali ba léegi. ndax lu ko jiitu ñu di ko arrêté moom moo wax na ko ci añaam la ñu waxoon ni dinañ ko jàppalu. beneen bi Farba Tahirou Sarr ñu bàyyi ko téyewaat Farba xam nga lu tax Farba nag man damay wax ni parfois damay poser question ni xam nga Farba dafa jege woon président Macky Sall doonoon ay tànkam doonoon ko jege waaye doonoon ko koy doxloo ci lu bari mandat président Macky Sall jeex président Macky Sall dem toog Maroc Maado dañoo jàpp ni Farba mi nga xam ne moo doon tànkam moo ko doon doxal moo ko xamaloon ci lu bari kii nag bu ñu kee demee Maroc kii koy continuer di doxal ak di ko waxal ci réew mi li ñuy def nag te bu dee base politique mooy Farba am na ko léegi lan moo ci des mooy ki nga xam ni ngeen baal ma ki nga xam ne mooy bëtam ki nga xam ne mooy tànkam ki nga xam ne mooy léppam li ñuy def mooy nañ ko téye ba nga xam ni li nga xam ne moom la mën a doxloo Farba te mënu koo doxloo keneen mooy bu ñu téyee Farba ci kaso bi moom mooy dina am lu sooxe ci diggante président Macky Sall ci li ko war a doxal fii ci réew mi waaye lu ko war a doxal ci yenn yi. tu as parfaitement raison Fall Diop. parce que moo ko daan doxal ci politique bi. moo ko daan doxal lépp. ci religieux bi moo ko daan doxal ci lu baree bari homme de confiance am boobu nag. nga xam ne Farba ñëpp xam nañ ko ak président Macky Sall. bras droit te muy bras droit am mooy président Macky Sall bu toogee Maroc ay tànkam ak noppam mooy doon Farba nañ jël Farba tëj bi Farba bi ñu nee nañu libéré Farba ak Tahirou ñu ne noonu Tahirou du danger bi bu ko libéré moom ci ay business am ci li mu jot a tardé ci lay dellu def mais Farba buñ ko libéré mooy nag tey la waal bi gën a aay mooy li ñu ko tuumaa loon ci ay milliards yu dul jeex ñu xëy libéré ko ñaareel bi ñoom ñoo doon wax ni nañu ñun opposition milliardaire la ñu am moom mooy kon su boobaa du baax ci ñun mooy mer gi nga xam ne mer na Farba mer na ko ci tëjun goo xam ne tëjum politique la mu war a génn liggéeyal boo xam ne liggéeyu boppam la boo léegi liggéeyu président Macky Sall boo léegi liggéeyu APR mooy Farba du xaj si ñun kon loolu information yi ñu am mooy dinañ leen bàyyi kon nañu xool nan la ñuy def ba Farba des ci kaso bi te dina leen jaral tout li Cheikh Tidiane ni amuma yaakaar ñu bàyyi Farba. mooy dinañ def tout ba Farba desaat ci kaso bi. mais force reste toujours à la loi je parle dans ce sens je veux dire aujourd'hui bu fekkente ni le corps judiciaire toppewul dara Farba ak porox ndollu buñ ti mën a def itam ak lu nu ko jéem a coller motif Farba il finira par rentrer chez lui. bu appel nag. bu ñu defee appel nag. waaw loolu laa wax dama ne even je parle pas de ce cas-ci mais je parle dans le futur il ne va jamais s'éterniser xëy na ci biir kaso bi oui ala kulli àll day génn même affaire portable yi même buñ ko ci àttee woon du weesu ñetti weer jërëjëf daan bi lu mu bari du weesu ñetti weer xanaa woon man bu doon maay Farba damay nangu ñu àtte ma ko nga xam ne su ma génnee kenn du ma topp dara lu am benn charge bu ñu may toppati parce que lu daan bi lu mu rëy du weesu ñetti weer même buñ ko doon àttee dañ koy àttee tëj ko 1 mois ou lu maximum 3 mois bàyyi ko mu dem. moo tax c'est-à-dire que xeex la boo xam ne dafa am jeexital. jeexital mooy bi ngay wax noonu jeexital bi mooy ñu bàyyi Farba mu ñibbi. wala ñu téyewaat ko ci kaso bi àtte ko àtte goo xam ne nag àtte ñetti weer daan bi lu mu bari mais dafa am beneen poroxndol boo xam ne mën nañ see am. mooy kañ lañ koy àtte. moo tax avocat yi di xeex parce que tamit. bàyyiwaat ko ci kaso bi te joxewuñu datu àtte bi tamit day gën a metti ci Farba. ci koo xam ne nag vraiment ñu bari waxoon nañu ni bañ ko waroon a bàyyi moo lañu waroon a njëkk libéré sax Tahirou Sarr ndax ci problème mu santé yi nga xam ne médecin yépp waxoon nañu ni nañ ko bàyyi mu ñibbi këram. Aïcha Ahmed yaakaar naa ni. par rapport ak mbiri Farba Cheikh Tidiane lim ci wax loolu laay ànd man it. awma ci yaakaar dans la mesure où dama jàpp ne sama ngëm-ngëm la c'est commandité et premier ministre bi aussi moo taxaw waxoon ñu buñ ko fàtte
que ku mu bëgg ñu jàpp la da koy wax ministre de la justice mu wax ko procureur woo la. maintenant bu ñu gisee à chaque fois procureur mooy woote. bu ñu gisee à chaque fois ku ñu jox liberté provisoire procureur mooy lànk bu yàggee waxam ji nag daal di tey xel. beneen bi mooy enjeu politique bi mu am nous sommes à quelques mois des élections locales su fekkee dina am loolu it beneen débat la bàyyi ci Farba ci période bii mu dem daal di ñibbi añam boo seetloo ñu bàyyi ñëpp Lat Diop oraam dafa yokk Géejawaay keroog ba ñu bàyyee Aliou Sall gis ngeen ni mu mel Mansour Faye gis ngeen na mu mel Saint-Louis ci période bii bàyyi le maire dañam mu dellu añam je pense pas que ne ak calcul ak politique yi ñu nekk di teg boobu léegi nga xam ne loolu rek moo leen ñor je pense pas que ne dinañ bàyyi Farba mu ñibbi këram loolu moo tax ma am ci njortu gu ñaaw waaye amaana tamit ñu bañal seen bopp beneen gàcce mën naa ne. bañ a defaat beneen pourvoi parce que à chaque fois que seetlu naa ñu def appel bu ñu demee. waaye la gars yi waxoon dans un premier temps moom la yeneen cours yi ci topp cours supérieurs yi di wax donc jàpp naa ne peut-être pour éviter loolu seen bopp aussi peut-être mën nañ bañ a defaat beneen appel mais lu wér te wóor te ñëpp xam ko nga da nga ciy ànd wala nga bañ cee ànd Farba dañ koy jaay doole téye ko ci kaso bi feebar nit ñi wax ba sonn bàyyiwuñu ko bàyyi Tahirou bi nga xam ne moom la bokkaloon problème loolu lépp soo ko calculer da ngay xam ne yaa une main boo xamante ne nii mu ngi dugal loxoom ci jeu bi te loolu jàpp naa ne loolu jaaduwul dañoo war a bàyyi Farba Senghor mu dellu ca añam daal di def liggéeyu meeram. Farba Ngom Farba Senghor kay dama ko tàmm. waaw. Farba Ngom. bëri nga ci morom nag. waaw man dama am problème. Farba Senghor bu ñu nee Farba rek Senghor lañ ciy teg. Farba Ngom autant pour man meeru añam la ñuy wax. voilà waaw maire des añam. Aïcha du ñàkk fii ak la fin de la journée dinañu am yeneen i xibaar. ci audition bi Aïcha nga baal ma xam nga li gën a soof ci affaire yi gis nga bi nga indee sujet bi plateau bi nu mu loowee. ouais. xam nga lan moo tax. lépp wax nañ lépp. waaw man de man loolu on a fait le tour mbiru Farba sax man dama cee wax lu sonn Farba dañoo wax ci sonn lépp lañ wax lépp. wax dëgg yàlla amati lu bees. avec ce gouvernement là. non tu es obligé chaque jour nga def répétition parce que chaque jour c'est les mêmes faits. mais ñoom c'est les mêmes discussions c'est les mêmes sujets la ñuy indi sur la place publique. c'est compliqué c'est compliqué c'est très compliqué. en ce moment là leneen lañ waroon a waxtaan lu dul ay problème bu xoolal problème bu suy bañ ci commencé wax ak léegi. mais le problème économique de ce pays là on n'en parle pas mais tey la gën a grave. oui tey lañ gën a nekk ci sous-sol. démb daje naa benn waay mu may wax licenciement wu ASPT yi. fi la ma fekk ma ne ko mais loolu ba may def ndumbelaan lañ ci doon wax. mu ne ma parce que déggul boobu ba léegi ma wax ma ne ko loolu gars yi dañ ci wax ba mënoon duñ ci wax licenciement arbitraire yi nga xamante ne ni. muy am ci direction yi. et puis du ASP du ASP. loolu laa ko wax dama ko jëndeel sama benn note bu ma yor ma won ko. ne ko tous les licenciés de ce pays là dama liste bi dama ko yor nii. ma ne ko dañ cee wax a wax booba maa ngi woon Ndumbelaan ñëwaguma yor amagul woon. am na 7 cadres yu ñu licencié fan yële ci benn direction en moins de 3 jours. ba ñu génnoon doon si indigné wu. pendant ce temps Sonatel ak Yaas ak Expresso ñoom daal dina ñuy boole seeni doole pour def ab front ngir jàkkaarloog nguur gi di sàkku ci moom mu wax leen nag ñaata la jëndee Starlink boobu dugg fii ci réew mi Cheikh Tidiane sachant que moom Starlink mën naa jënd xëy na ñaar fukki Sénégal. bon par rapport ak indignation Orange ak opérateur. waaw dañu def front pour exiger la transparence sur l'achat tout de même de Starlink ou l'arrivée de Starlink dans le pays. waaw nañ dañu seen yoon. mais dafa am ay enjeux nag conflit d'intérêt la. non am. conflit d'intérêt la de Cheikh Tidiane. Sénégal nag dafa neex. xam nga man non conflit d'intérêt la nag. non mais xam nga. oui mais je veux dire ay jaaykatu connexion njaga bu ñu gisee nguur gi jënd ci keneen connexion fu ñu jaar xam ne ko lan moo tax nga jënd feneen. non man dama ne Cheikh moo am combat Cheikh moo am combat pour. c'est que man. c'est que xam nga nii la demee lii dafa simple. yow da nga yor sa table di jaay sa beñe kii yor table am di jaay beñeem. léegi kii borom beñe bi am benn marché di ci négocier kii di naan nii borom table day nu mu tudd beneen table naa ko yor sa contrat bi ngay négocier na leer yow du seyoon. waaw yow fexeel na sa beñe jàpp. mais Cheikh Tidiane ki leen war a jàppale bu ñii dëkk nañu ba pare te ñee dëkkagul. ma ne ko ñii dëkk nañu te ñee dëkk kay dëkkagul.
ki leen war a jàppale bu jënd jee beñe ca àll ba indil leen. mais dama ne man daal xoolal. Cheikh man ngeen a dëkk ci même quartier nit ñëw di fa jënd terrain pour dëkk fa ngeen bañ. naa ko defal transport waaw. oui parce que nit kooku noonu dëkk bi ngeen war a dëkk. wóolu leen ko jikkoom doy leen wala nangam ak nangam ak nangam. wala ki ko jaay terrain bi. ki ko jaay terrain bi ngeen jàpp ne anam bi mu ko jaayee ci seen quartier bi ngeen dëkk jaaduwul ngeen bañ. loolu kañ c'est pas. wala muy jënd terrain fekk dañ ko kii. ci gaa yi la bokk. la concurrence elle est tellement bonne dans le marché dafa baax. concurrence non mais la concurrence elle est bien pour le marché. pour nous le peuple. non yow Cheikh yaa ngi ci concurrence problème bi mooy sunu état lan la jëlee sunu. waaw loolu askan wi ñoo koy laajte état. voilà mais ñoom ci askan bi lañ bokk. waaw ñoom ci askan bi lañ bokk Cheikh Tidiane. ay sénégalais ñoo fa nekk on parle des opérateurs locaux. waxuñu ay opérateurs Burkina wala Côte d'Ivoire wala beneen dëkk. dañ la bàyyi wax sa xalaat vraiment Expresso yeeg moom da ngeen baax quoi yéen moom. vraiment Expresso am na droit. xam ñaata la état Sénégal jëndee stade bi Expresso ak i njoñam rek nag ah